man xeexuma pour góor jigéen bañ a am Sénégal. kon imam lan ngay xeex exactement. ok loolu mooy question bi li may xeex mooy promotion wu góor jigéen ak légaliser ko ak conséquences yu muy àndal ci bouleverser suñu modèle de famille ak yeneen conséquences yoo xam ni yàlla rek xam sax fu mu jëm ak le fait que yàlla këpp réew boo xam ne dañu demoon ba jikkowoo ko majeure partie bi nekk ci et cetera loolu lay xeex mais xeexuma le fait que mu ay benn nit yoo xam ne dañuy làqatu seen nekk di def seen góor jigéen ak yooyu sama émission bi dama ne ku suturaal sa bopp yàlla suturaal la ku dof lu nag ba def sa góor jigéen ci mbedd yi ba xale yi fekk la ba sànni la xeer sa affaire la mais kon président su ne góor jigéen am na Sénégal ku am xel di nga d'accord ak moom man nag du ma benn politicien boo xam ni contre naa Macky Sall ba nga xam ni fu mu ne soleil ma ne lune fu mu ne 1 ma ne 3 loolu dafa am ñuy def loolu bàyyi naa leen loolu mais man ay principe lay xeexal le jour où président Macky Sall taxaw fi dafa ne damay bëgg a daganal fi góor jigéen wala lu ni mel di nga dégg sama baat ci loolu parce que am na yeneen yu fi xewoon yu mu wax yoo xam ne ñëpp dégg nañ sama baat ci loolu. yàlla dafa wax sutura est-ce que jéem nga comme par exemple Wally Seck ba mu solee t-shirt boobu dem nga ba kër papaam wax ak moom ci sutura en tant que imam waaye tam ndax sa intervention ci réseaux sociaux yi gis nañu moo gën a yokk buzz mbir mi te tamit imam lan mooy sa problème réellement ak famille Seck. awma problème en fait ak famille Seck boo seetee ba seet parce que man déjà li ma njëkk a wax mooy ni affaire bi su eggee fenn fi kan moo ko fa yóbbu famille Seck xam nga lu tax parce que Wally Seck dafa def ay gestes yu bëri yu ñëpp gis donc au-delà de Imam Kanté ak Wally ñu ñëpp gis doon ko ci critiquer man bii lañ ma ci doog a dégg li tax mu nekk buzz nag yàlla xëy na mooy yëngal mbiram noonu mais ba mu fi njëkkee sol saagu jigéen bi man kenn déggoon nga ci Imam Kanté mais déggoon ngeen ci yeneen imam ñu ne ko lii bàyyi ko ba mu jégalu kon awma problème personnel ak xaw ma leen musuma leen gis musuma daje rek ñoom fenn musuñu maa demal fenn musuma leen demal fenn ñaareel ba mu solaatee lu yaraax loolu noonu bu yàggul kenn dégguma ci woon donc bii sama réseau d'information bi ñu ma nee bii imam jar na wax ma étudier ko def sama documentation xam ne kii day def loo xam ne day promouvoir groupe boobu mu def loolu groupe boobu félicité ko ma ne moom da neewul bokkuma ci parce que bu fekkee da ngay def loo xam ne groupe ba koy woote woo félicité nañ la wane la sa t-shirt ak ñoom te yow neewoo bu leen ma ci tudd bokkuma ci ma ne kon kii jar na ma dénoncer ko publiquement parce que dafa posé benn acte public boo xam ni dafay yàq te du jar may dem fenn parce que sama message bu indépendant la du ma ci tàggu kenn. ba léegi ñuy continuer di wéy sa problème ak famille Seck nee nga tout à l'heure amoo problème ak famille Seck waaye gis nañ tamit nga def sorti imam gis nañ tamit nga def sorti ne imam yi demoon kër Thione Seck ci conférence de presse ba yabaluma leen imam gis nga ni loolu est-ce que dina fay coow la fii ci Sénégal wala nan la demee daal. xam nga comme nee naa la amu problème ak famille Seck parce que nee naa la ba nga xamee ni wax na li may wax affaire bi su eggee fii lan moo ko fa yóbbu Wally Seck moo ma def citation directe bu deful woon loolu am na ñeneen ñu ko wax lu gën a garaaw li ma wax mu bàyyi ko noonu kenn waxatu ci. am na ay yeneen rappeurs yeneen jeunes yu ko wax directement nangam nga te man mosuma koo wax nangam nga kon moom moo gis ne mënul bàyyi li ma wax man moom moo war a expliquer wu lu tax sama wax en tant que imam gêné ko à ce niveau bi mu ko defee citation directe ci la presse bi gën a jël affaire bi am doole ñaareel bi man loolu jaaxal na ma aussi ma ne Wally Seck c'est un majeur un artiste qui a plus de 35 ans xaw ma def citation directe def ci turu avocat am ak man mais boo xoolee processus bi yëpp dootoo ko ci dégg sax moom ci ngay xam ne benn groupe moo nekk ci ginnaawam papaam ngay dégg ak ay bijoux yu ñàkk fayda yooyu et cetera alors que ñoom jotoo ak ñoom directement dara tey jii su ñu demoon au niveau du tribunal du laaj Thione Seck dara parce qu'il n'est pas partie prenante du laaj bijoux Wally Seck lay wax déterminer votre identité Imam Kanté votre identité kii nee na kii mais xoolal Wally kenn déggatoo ko ba ci conférence de presse foofu papaam ngi ne day ñëw ba ci fin bi mu daw dem bijou bi ne woon na imam la ma foogoon ni dama koy gis ci table bi mu indi yeneen imam kon vrai imam yi la fa teg foogoon naa ni moom imam bu jigéen la dafa war a toog ci table bi indi ay hadis ñu dégg lu muy wax mu daw bàyyi fa Thione mais Thione c'est pas mon interlocuteur parce que nekkul ci citation bi Thione def moo citation directe te Thione waxuma ak moom dara directement donc ay jaxas yoo xam ni irresponsabilité bu ñàkk fayda boo xam ni man daf ma rusloo donc ba ñu demee bëgg ci génn ñu seet nu ci génnee donc ña fa dem ñooñu la ñu war a poser question ni ngeen ma poser question nii ngeen war a dem ci ñooñu ne leen lan lañ doon wuti kër Thione Seck parce que association imam am siège fii institut islamique suñu bëggee wax ci problème bi du ñu woo journaliste yi foofu ñu ne pendant 3 jours ñu ngi négocier ak famille bale man kenn waxul ak man. est-ce que fooguñ ne dañoo bëgg jàmm Sénégal loolu moo tax ñu doxalee noonu. soo bëggee jàmm da ngay tooñ soo bëggee jàmm doo tooñ. kon dañ la tooñ. bu baax sax parce que
affaire hypocrisie sax am na ci parce que xam nga wax ne sunu mbokk imam moo dugg ci dara loo xam ni ñun tam daf ñu touché bu fekkee touché na leen vrai ñooñu di wax kenn si ñoom yëkkatiwul waxuma la seet si ma téléphone am rek ne ma imam maa ngi lay masawu coono nañ waxtaan ba fi ñu toll nii depuis le début de l'affaire ba fii nii ba après conférence ba fi ñu toll nii la wax ñooñu ngeen fay dégg ñu wax imam amu ci kenn ku yëkkati téléphone am woo ma ne ma imam ba yaa ngi ci jàmm est-ce que war nañu mën a waxtaan ñu def médiation kon ñooñu seen agenda bopp la ñu am lu tax ñu tooñ ma nag mooy d'abord mënoo ne da ngay def médiation te doo wax ak ñaari parties yi négocier 3 jours avec une seule partie kon ñooñu xaritu ñooñu la ñu ba pare ne ko may ñu ñëw sa kër def conférence presse kon ñooñu la ñu miin ñoom conférence presse mënoon nañu ko def ci mosquée fii point wala ñu def ko institut islamique association imam kay li ngay def ko ci association looy dem ci kër coon di ko fa def deuxième chose mooy que ñu dem fa tàgguwuñ ma waxuñu ak man ba pare daal ne imam Kanté dafa tooñ doomu jàmbur tuumaal ko ñu ngi jégalu ci turam tooñ la xam nga lu tax kooku nekkatul médiation ñoom ñooy procureur léegi parce que la ma wàlli doon woo ñu waroon ko dem régler ji ci procureur te ma sawaroon ci loolu ñoom régler nañ ko ndeysaan puisque imam boobu nee na moom mooy procureur bi neen xam na ko tooñ xam na dossier bi ba di ma jégalul ça c'est la sénégalaise je dis quoi ça voilà un format à la sénégalaise c'est triste quoi donc tooñ nañ ma et que yu fi ñàkk fayda la et que bon ñi ci duggoon d'ailleurs fi mu nekk li ñu leen wax metti na trop si ñëw ak seen njaboot te ñoo tooñ seen bopp bon du ay clan mais ñàkk juboo du rek affaire imam nit moo mel noonu ñii li ñu def nii ci benn association la ñu bokk ils peuvent pas parler au nom de tous les imams du Sénégal kan moo leen fal pour ñu nekk tous les imams du Sénégal benn imam mënul wax au nom de tous les imams du Sénégal seen association bopp lañ mën a wax et même ci association boobu enquête leen comme ni ngeen ma def nii ngeen laajte leen président association bi est-ce que yëg na lii ci ngeen xam ne kon y a des problèmes dans les associations te loolu tam c'est pas spécifique aux imams hein. Et les imams ne sont pas parfaits hein. Dañuy juum yenn saa yi intérêt dugg donc mais du question sax ay clan non mais nit moo mel noonu. imam sa xeex fan la nar a jëm ci li nga xamante ne yaa ngi ko naan la lutte contre la promotion des homosexuels au Sénégal fan nga nar a jëm. kooku moom combat bu rëy la bu ma yëkkati boo xam ne pour man affaire Wally Seck bi dama jaaraale rek fekkale ko ci yoon bi léegi comme xajal na ma continuer di ko may bët ba tey nag pour que mu bañ a dellu si ci loo xam ni dana jar ñu taxaw wax mais bu ma déggee papa ji ne dana solaat t-shirt bi laa ne kon problème bi rek léegul de te kon imam yooyu waxoon dañu def médiation waroon nañu dellu si waat daal ne kon ñu génn nañ ci parce que ñun kat dañu ñëwoon foog ni lii même bu fekkee sax t-shirt bi du loolu mais dañ lay ñaan njëkk pour xale bi bañ fi solaat loolu parce que réew mi dem nañ ba jàpp ne loolu la yoro doon mais moom génn na wane ne xale bi dina ko solaat parce que dafa niroog ay dàllam ay contradiction sax la def parce que dafa ne xale bi bu xamoon ne loolu la journaliste mu ko laajee daf ko ne su xamoon ne loolu du ko sol ba mu yàgg ma ni dina ko solaat ah bon kon su fekkee ni bu xamoon ni loolu la kon jàpp nga ni lu ñaaw la pour ñun léegi nga ne malgré ça dina ko solaat loolu mooy maa tey kon nag ñoom bu fekkee dañ foog ni ñoom moom dëkk bi en tout cas imam yu mel ni man ñun moomuñ ñu te duñ ñu tere wax ci logique boobu léegi ne LGBT dépassé na Wally Seck ak ay symbole am dépassé na coon bi wax ne man suñ ma mayee ma jël seen affaire la waaw ñi jegenteeg ñoom ñooy mayenteeg ñoom man benn homosexuel du ñëw di ma may léegi combat LGBT xoolal Oxfam attaqué naa leen comme man sama combat du rek Wally Seck attaqué naa Oxfam mais xaalis bëri lañu yor c'est une fédération mondiale donc dépassé nañ ci doole ak man Wally Seck pourtant attaqué naa leen yemuma ci Oxfam bu ngeen xoolee sama poste yi attaqué naa les chancelleries occidentales attaqué naa Pays-Bas cité naa ko ak Canada ne ils ont un agenda LGBT man su ma neexoon léegi tey ma dem fa ñu defal ma benn ONG ay centaines de millions may wër Sénégal pour affaire LGBT c'est possible ils ont de l'argent am na association yoo xam ne war nañ leen pour jox leen ko ñenn ñi bañ ñenn naan xaaruñu set kon sama combat dama gëm ne LGBT fu mu sampu l'islam jóg fa kon magu l'islam yëpp li ñu liggéey Sénégal ubbi fi jàkka ubbi daara jàngal ñu fiq l'islam ah ak jikko yu rafet ku nekk si yéen fii nii kër gi nga bokk teel nañ laa wax lan mooy l'islam jigéen góor jëkkër jabar doom yar ko ci l'islam njaaloo araam na et cetera ba ku ko def sax doo jàpp ne li nga def yoon na boo ko defee ba génn sax yaa ngi naan lu ma def nii bàkkaar la parce que dañ la ko teel a jàngal lii mooy suñu valeur LGBT nag ñoom lu ñu bëgg affaire góor jigéen yamul man dama koy wax gars yi man la yamul ci góor jigéen de L bi lan la B bi lan la T bi sax moom T bi moom affaire seytaane boo xam ne la ay suu la yoo xam ne kenn xamul fi mu toll xam nga L bi mooy lesbienne L bi mooy jigéen buy sëy ak jigéen B bi mooy bisexuel B bi mooy
góor buy sëy ak góor di sëy ak jigéen léeg-léeg mu sëy ak góor léeg-léeg mu sëy ak jigéen loolu mooy bisexuel wala jigéen boo xam léeg-léeg mu sëy ak jigéen léeg-léeg mu sëy ak góor gay bi G bi mooy gay kooku mooy góor buy sëy ak góor rek T bi transsexuel kooku mooy ku soppi awraam mooy koo xam ne dafa dem ba mu yàgg mu ne man daal ki sama xel jigéen laa te fekk awra góor la am yu complet yu normal bu feebar bi beneen kaa la mu daal ne mën naa kii ñu opéré ko defal ko ay hormone nangam ak nangam yaram bi soppeeku mais da ngay gis ne ba tey dina am góore ci moom ak jigéen ci moom façon nit bu bizarre yooyu lay doon ak yeneen sous-groupe ci biir affaire orientation koo xam ni sax nekkoon na jigéen mais ba mu yàgg nangam ay affaire yu kenn xamul lan la yoo xam ni daal dafay dénaturer ni yàlla bindee mbir yi te loolu ñun ñi jàng alxuraan dañ lay wax ne projet boobu seytaane amoon na ko depuis bi ko yàlla dàqee ci àjjana mu ne yàlla léegi man aadama bi dinaa fexe ba yàq plan bi nga bëggoon mu def ko ci kaw suuf maanaam ñu takkante sëy am doom yar leen ci lislaam la fa la amurannahum fa la yughayyiruna xalqallah mu ne dinaa leen sant ñu soppil yàlla bind projet satanique boobu pour man LGBT moom la ñu gàddu c'est la fin du monde avec LGBT donc man ñun suñu xeex mooy xeexu contre ce programme là te nag lu tax xeex leen yombul parce que dañoo am alal am ay réseau am ay outils ba pare di dugg ci réew mu ndóol boo xam ni nit ñi tekki lañ bëgg parce que koo xam ni wut jaral na ko dem daanu ci géej ga mais kooku boo ko ne léegi am 2 millions par mois pour nga nekk loolu mbaa du jël sëñ Touba jamonoom jàmbaaloon ak tubaab bi mais léegi beneen jamono lañ nekk ñun ñi nekk tey ulema imam ñun tey nañ jëf loo xam ni sëñ Touba bu fi doon dund tey Alaaji Maalik di fi dund tey ñu ne ko LGBT ngi ñëw lu mu naroon def dana woo taalib yëpp ne leen moytu leen di kon nag ñun rôle boobu la ñu wute sans obligation de résultat yeneen yi ils n'ont pas eu tous les résultats yi ñu bëggoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam woote na Makka 13 ans 40 personnes yoo ko gëm yonent yàlla Yunus dafa woote ba sonn mu daw dem ci géej ga daanu fa ñu géej jën bi wan ko yonent yi ku ci nekk ak li la yàlla barkeel rek nga réussir lii et cetera mais li am solo mooy def mission bi donc pour man réussir naa déjà parce que conscience su sama mission ak gàddu ko dans des conditions difficiles comme vous le savez ba nit ñi dégg sama kàddu c'est-à-dire ba àdduna ji tukki kenn dootul wax ne Imam Kanté ba muy dund waxul ci LGBT nañ ko xeex pour man kon réussir naa parce que je suis en conformité avec ma mission. léegi est-ce que li may wax ñëpp dinañ ci ànd loolu leneen la mais tamit ñu bëri ànd nañ ci ak man ñu bëri fu nekk ñu ngi may woo ci région yi kër Serigne am na ñu bëri nee nañ ma léegi wooteel dara ñu ñëw mais loolu tam dama ko bëgg a teg ci yoon ñu bëri ñu ne wooteel dara ñu ñëw léegi nag kër Serigne yëpp woo nañ ma ñëpp région yëpp imam ulema yëpp woo nañ am na yoo xam ne nag sama stratégie la ñoom li ñuy def est-ce que day feeñ du foofu la ñu mënee ñoom souvent loge maçonnique yi ak ñii nii ñoom dañuy togg ba mu kii ñu jàllale ñun li ñuy wax yëpp boo génne ci mbedd mi balaa nga ne hey sax ñoom xam nañ ko donc am na yoo xam ne sama stratégie la mais li wóor ba wóor mooy ñëpp xam nañ ñi ëpp Sénégal fii te yaru ci diine te mooy ñi ëpp ku nekk suñun fii même bu dee ñaari yoon nga dem daara alxuraan sax dem nga daara alxuraan ñu ne leen alxuraan waxu yàlla la LGBT mooy ñoo xam ni bëggatuñu nit ne yàlla mooy daganal bànneexu nit mooy daganal ak xelam kon ku la jàngal loolu jàngal na la diine te ñun ñëpp jàngal nañu ko fii islam kon nag léegi man je suis conforme à l'identité musulmane du Sénégal moo tax je suis serein mais nag sama stratégie maa ngi koy mettre en place am na ay nit yu pare pour liggéey ak man pour que pour maintenant au-delà de l'affaire LGBT ñu wan leen ni LGBT ça pose quoi ça pose le problème du modèle même de société